set na sell na wóor na Ozara di ndox bi gën ci ndox yi am na ci bépp format boo ko bëggee moo xam bu ndaw bu mag ak bu mag a mag grossiste di micro wala sax en détail lépp boo ko soxlaa ci biir foire internationale bu Kaolack waa Ozara ña nga fa toog kon boog mbokk yi daw si leen gaaw fii ci cœur de ville bu Kaolack ci parc d'exposition bi utali Ozara. seen kóolute mooy suñu mbégte yéen ñi safoo la télévision du Saloum seen télé la mi ngi noonu nag ci biir foire bi journal de la FICA saa su ne nag rubrique bi ci njëkk mooy actualité de la FICA. actualité de la FICA nag bu ngeen ko déggee mooy li gën a fës ci foire internationale bu Kaolack bi bu weesoo ñenn mbekk njaay mi xam ngeen ne foire bi day faral di abriter ay panel nag bu ngeen ko déggee mooy waxtaan wi yaatu bu collectivité locale yi nag moo fi jot a am mu nekk waxtaan wi yaatu boo xamante ne ni kii di président Baba Ndiaye bu conseil départemental bu Kaolack moom moo nekkoon parrain bi dañu koy daal di déglu. mais tey ñu ngi sant yàlla bu baax bi nga xam ne ñu ngi def tey forum bu mag. forum bi nekk si biir conseil si biir FICA bi mu nekk forum des collectivités territoriales ñi invité si déwénoo tey muy conseil régional oriental bu Maroc bi nga xam ni suñu partenaire la ñoom ñu ñëw def forte délégation président bi jiite ko ñëw fekkee ko ñi invité également région bu Kaay bu nekk Mali ñi ñëw fekkee ko ñi invité suñu partenaire communication yi nga xam ne également ñi ngi nekk si Belgique ñi ñëw fekkee daje bi gën ñëw partagé ko séddoo ko ak maire ak président département yi nekk si biir région Kaolack pour que ñu xalaat naka la ñuy def ba chambre consulaire mooy chambre de commerce ak chambre de métier ndax chambre de commerce moo yor ñëpp ñi nga xam ni ay opérateurs économiques la ñu boo demee chambre de métier ñëpp ñi artisan ñoo fa nekk ñu ne kon bu bëggee def développement suñu territoire yi ñun ñu dénk local yi muy maire ak département war nañu mën a waxtaan ak chambre consulaire yooyu muy chambre de métier ak chambre de commerce pour que ñu mën a promouvoir programme yoo xam ne dina amal njëriñ askan bi loolu moo tax tey ñu daje fi gën tey pour waxtaan si forum boobu ñuy déglu expérience bi nga xam ni moo jógee Sénégal mais également expérience bi nga xam ni waa Maroc développé nañ ko si économie sociale et solidaire mu am fa njëriñ doomu askan bi ñoom it ñu wax ni ko lañ koy defee pour que ñu nit ñi mën a échanger segg ko c'est li nga xam ne njëriñ la si doomu aadama yi njëriñ la si Kaolack ñu jël ko yittewoo ko. waaw lëkkaloo bi ngir lëkkaloo bu rafet la ndax 2016 lañ commencé di waxtaan pour seet ndax am nga partenariat mooy li nga mën yow te man mënuma ko wala li nga def tey yow réussir ko man du ma seeg di xalaat dama koy jël ñëw def ko fii gën loolu la ñuy liggéey te am nañu yaakaar bu baax que région orientale mi ngi joué rôle bu am solo si biir Afrique te loolu dafa nekk mu méngoo gis-gisu ki nga xam ne mooy seen buur mi Mohamed VI ndax moom gëm na ne mënuñu développer ay territoire bu fekkee ne defuñu coopération sud-sud mooy développement territoire lay jógee loolu aussi dafa xaw a méngoo gis-gisu président de la République bu Sénégal bi Macky Sall bu ñuy wax territoire viable et porteur de développement mooy suuf boo xam ne nii gën dafay mën a jël li nga xam ne moom la askan bi bëgg ba ñu mën koo def donc loolu day daal di boole région orientale ak Kaolack ñu mën a liggéey pour suñu territoire yi mën a jëm kanam mais région orientale dafa dépassé sax Kaolack ndax au niveau africain jàpp na ne moom moo nekk ambassadeur Maroc en Afrique noire moo tax tey mi ngi liggéey ak Kaay mi ngi liggéey ak Boucli Moun bi nekk Burkina Faso mi ngi liggéey ak région bu Ndawa également bu Côte d'Ivoire yokku naa si man Maradi parce que dinaa waxtaan ak ñoom dañ ñëw Kaolack sax bu yàggul pour que suñu ñëwee liggéey Kaolack également man dama leen ni connecté si réseau bi nga xam ne ñu ngi koy def pour qu'au niveau africain ñu mën a promouvoir le développement si gox-gox yi. ñu desandi ba tey ci boobule panel ki nga xamante ne nag moom lañ fa invité woon mooy le ministre Diène Farba Sarr nekk ministre de l'habitat ak cadre de vie moom nag daal dina cee ndex lu waxtaanaale ne andi benn xibaar bu neex waaye xibaar boobu mooy promenade des Kaolackois mu fas yéene koo def ci dëkku Mbossé Kumbal jigéen bi gannaaw ba mu rafetloo foire internationale bu Kaolack bi. bu ko wax ne tey li tax moo ñëw fi parce que thème bi dafa am importance ak ñi ma invité aussi nekk Baba Ndiaye ak Serigne Mboup nekk ay doomu Kaolack yoo xam dañu bëgg Kaolack et bu ñu àndee ba léegi lu ñuy def nañ ma ci boole donc loolu su amee tey ma ñëw fekk thème bi nekk loo xam ne lëkkaloo partenariat chambre consulaire yi ak collectivités locales yi dama ciy sawar parce que loolu dafa nekk ci axe bu fondamental ci PSE loolu su amee ma ñëw fi dama leen di dëgëral rek dama leen ñaax wax la ñu gën ci liggéey parce que loolu dafa nekk loo xam ne moo téye presque le plan Sénégal émergent moo tax mu ñëw fi te encore bëgg a wax rek nii Kaolack am nañ fi ay ambition parce que aussi lu ñuy wax ne béy sa wewu tànk parce que Kaolack aussi man dama ni dinañ fi def au moins promenade des Kaolackois
suñ amee espace bi parce que ba ma koy wut yàgg na nag espace bi ne amaguma ko bind naa lettre maire de Kaolack je pense moom répondre na sax won na ma benn place boo xam ne peut-être mën nañ fa def promenade des Kaolack quoi man maag Mamadou Faye aussi waxoon naa ko sax moom muy seet biir Kaolack ba gis mu ngi ni sama ginnaaw d'ailleurs ba ma ko joxee liggéey boobu yàgg na mais Kaolack dafa xat actuellement amul place mais ñu ngi wut mais presque am nañ ko léegi suñ ko amee je pense que liggéey dina door dans quelques mois ñu commencé. dragage bi dama ni loolu man mënu ma ci sori parce que nekkoon naa quand même le DG de l'APIX nekk ministre de l'investissement mais dafa amoon ay yoo xam ni taxawoon naa ci ay tànk yoo xam ne président waxoon na ma taxaw ci ba am bailleur mais procédure yi dafa compliqué woon ñu bàyyi ko mais président dégg naa muy wax conseil des ministres que dragage pooru Kaolack dafa am important dafa am solo parce que mënuñu draguer bu Fatick sans pour autant ñu draguer bu Kaolack waaw dragage bu Kaolack dafa fondamental pour la navigabilité loolu suñu ko deful c'est pas la peine pour Fatick donc loolu mu ngi ci xelam dinañ ko def incha allah rabi. waaye nag foire bi ba tey di wéyandi xam ngeen ne cérémonie officielle bi tamit bokkoon na ci actualité de l'Africa cérémonie officielle bi kii di njiitu jëwriñ di Mohamed Boun Abdallah Dionne moo ko ñëwoon teewee ko fii rafetlu na lii di doxalinu foire bi lu mu mën a jural Sénégal waxuma la Kaolack ci wàllum koom yëkkati na ay kàddu it di soññ yi nga xamante ne ñoo opérateur économique yi ñu ànd ceeg Mouhamadou Junior Cissé. maa ngi lay nuyu di nuyu kilifa diine yiñ fi fekk boo jógee invité Kaolack defe naa Sénégal yëpp dinañ fi ñëw ci invitation boobu bi nga ma seetsee weer ci gannaaw ne ma ren 3e édition FICCA la ñuy organiser ñu waxtaan ci nga jox ma dossier ma dem ci président Macky Sall président de la République présenté ko daf ma ne Mohamed lu ñu defaat di ko defaat ren jar na encouragé sama rakk Serigne Mboup incha allah buñ ca tolloo dinaa dem Kaolack pour encourager ko sargal ko nuyu waa Kaolack nuyu waa Sénégal ndax FICCA léegi toll na ne FIDAK ba ñuy organiser ca Dakar bi nga fixé date bi ci le président Emmanuel Macron bu France ne dina ñëw visite officielle président Macky Sall ne ma bon Mohamed yaa may demal moo tax tey ma ñëw fii ko xamoon cœur de Kaolack bii ni mu meloon avant 2012 tey boo fi ñëwee xam ne président am na lu mu def Kaolack ma ne ku jógee Dakar di ñëw boo jaaree léegi fi ma jaar nekk ndax Kaolack dafa nekk ville Carrefour jaar ci dugg ci autoroute daanaka ba Mbour ñëw ba Fatick boo ñëwee Fatick def Fatick Kaolack bu bees bii di nga xam ne président fonk na Kaolack ku jógee Karang jëm Kaolack ku jógee Sokone Passy ku jógee Farafeñe di ñëw di nga xam ne président fonk na Kaolack. xibaar yi di wéyandi ba tey bi la yoon nag ñu ñëw ci les mots de l'Africa nag saa su ne dañ koy jagleel ñi nga xamante ne ñooy visiteurs yi wala ñii di exposants yi visiteurs yi nag gis nañ ne foire ren bi dafa gën a suqaliku ndaxte yu bëri yi ñu fi doon xaar gis nañ ko fii ci ren ñoom ñooñu nag yëkkati nañ seen kàddu dénk ko ki nga xamante ne mooy Junior Cissé. liñ ci njëkk a mën a wax mooy richesse bi dafa riche ndax di nga gis xeetum njaay bu ne te ñaareel bi tamit da nga gis ne nationalité yu bëri dañ fi ñëw da nga fi gis ay Gambien gis ay Nigérian dañ fi gis ay Tchadien dañ fi gis waa sous région bi aussi Casamance Kolda yu ñëpp ñëw nañ indi ay produits loolu daal mooy li nga xam ne daal neexal na foire parce que lépp loo soxla da nga fi gis. lim mën a jural Kaolack ci mbaalum koom-koom bëri na lool ndax boo xoolee dafay fees dell ak nit ñi ñu ngi fi ñëw ku ñëw te mënoo fay génn te yóbbuwoo dara donc loolu
mooy li nga xam ne am na solo donc dina développer région bi dina tax koom-koomu région bi développé wu mais aussi waa région bi ci ak jaaykat yi dañ ciy gis seen bopp mais aussi dañ population bi dañ ciy gis seen bopp. li ma ko gisee moom rafet na trop parce que day soqali suñu gox le fait que ñuy organiser ay foire ci Kaolack gi dafa baax parce que day tax nit ñi aussi ñu mun a gis lu bëri parce que gis naa fi affaire yu bëri yoo xamante ne daawuñ ko fi gis donc foire bi am na intéressant quoi c'est très intéressant. man dama ñëwoon jëndal sama doom yi ànd ak seen papa pour mu jëndal leen ay yére ak ay dàll am aussi ay bagages yoo xamante ne mosuñu ko gis tamit xale yi pour ñu ñëw découvrir ko tey ci foire bi aussi. maa ngi lancé appel ñëpp képp ku dëkk doomu Kaolack rek maa ngi lay ñaan nga ñëw xool fii même boo jëndul sax di nga gis yoo xamante ne bagage yoo xamante ne c'est intéressant pour surtout pour la santé pour équipement yu bëri daal mi ngi fi bagage yu bëri moo ngi fi même boo jëndul sax nga ñëw xool tam am na importance aussi. gannaaw bu ñu jógee ci les mots de la FICA dañuy dem ci beneen rubrique mooy le participant du jour nag tey jëlee ki ñu ko jagleel mooy suñu naataango yi waa Mali ñoom nag ñu ngi ci biir foire internationale bu Kaolack andi ay produits yu mucc ayib waa Mali yooyu nag seex nañ ak ñun ab waxtaan bu yaatawaat tey ñoom ñooy participant du jour yi. communauté malienne daal dinañu teew beneen yoon ci li nga xam ne moom moo di foire internationale bu Kaolack FICA ñetteeli édition bi nag ñi nga xam ne ñoo di bambara yi rafetlu bu baax a baax li nga xam ne mooy wàllub organisation bi. L'accueil a été très bien fait, on a été bien accueillis, c'est notre troisième. dalal nañu dalal bu baax dalal bu mucc ayib booy xool ñun bi mooy suñu ñetteelu yoon ñuy ñëw ci lii di foire internationale bu Kaolack ndox courant lépp dara manqué wu fi ak li nga xam ne moom moo di stand yi aussi tamit seeruñ dara ñun luñ bëgg rek mooy askanu Kaolack génn ñëw ci foire bi. Bon, pas trop cher, mais nous on souhaite que la population sorte. foire internationale bu Kaolack FICA dina bokk ci li suqali gox bu Kaolack teg ci dafay gën a rataxal diggante ñaari réew yi. L'intégration d'abord africaine, on trouve ça ici. foire bi dafay gën a rataxal diggante ñaaru réew yi ndax boo xool sax waa Kaolack xam nañ suñu produit bu baax te buñ ñëwee fii dañuy dalal bu mucc ayib diggante yi ratax ñoom it buñ demee Mali noonu lañ koy defee li nu mel daal day gën a rataxal business bi ci diggante ñaari réew yi. Sur le plan commercial, sur le plan business, c'est très intéressant. ñu nar fee toog ab diir bu fukki fan ak juróom ñi di bambara yi ñi ngi woo askanu Kaolack ñu génn xool li nga xam ne moo di seen produit ndax liñ indi njëriñ dong la pour askan wi. invité bi di ganub FICA foire internationale tey mooy commandant Mañaña moom nag mu yor lépp lu jëm ci wàllum kaaraange gi di fàttali ne loolee ren innovation bu mag la ndax ñii di police ñu ngi leen ciy door a gis ñu def plan de circulation bu mucc ayib wax oto yi fan la ñuy jaar ak fan la ñu war a taxaw commandant ña moom nag kii di Mouhamadou Moustapha Niang la seqal ab waxtaan bu yaatu. Kaolack dafay organiser benn FICA benn foire du 1er au 14 bi mooy 3e édition. daaw xëy na gisul leen police comme ni ngeen ko gisee ren mais dafa fekkoon ni xëy na du ma ne associé wuñu mais CRD yeeg yooyu yëpp tëndiruñ ko moo tax daal mais néanmoins police dafa bokk suñu liggéey fépp fu ay nit dajaloo rek ñu woo ñu ñàkk woo dañ fay dem kon ñoom ñu yëgoon ko ñu yàgg yëg daaw ñu ngi woon ci foire bi muy guddi di bëccëg bu ñu nekku ci biir yi ñu ngi doon wër parce que loolu suñu liggéey la foire ren bi gouverneur tenir ay réunion ba pare dañu wax ni nañ leen waxtaan ñu dugg ci liggéey bi jàpp ci lañ ñu boole ak Thiam ñu waxtaan dem nañ foofu def nañ reconnaissance ñoom dañoo bëggoon oto yi di duggee ci buntu bu njëkk bi def sens giratoire bi maanaam aw ci wetu guichet bi génn ci beneen porte bi ñu xoolee xam ni diggante maanaam bunt bi ñuy jaayee guichet yi ak cantine dafa xat trop mënuñoo mën a bàyyi oto yi di aw foofu nit ñi nekk fa di jënd billet day indi lu ñu naan ay embouteillage ak ay cul-de-sac maanaam oto yi duñ dem duñ dikk en tant que technicien nag waxtaan nañ ba jubóo nañ ni oto yi bu ñu duggee première porte mën nañ utiliser parking bi bu ñuy génn def tour bi génnewaat fi ñuy duggee ñu bëgg a duggee deuxième porte su ñu duggee deuxième porte utiliser parking bi bu ñu bëggee génnewaat fi ñu duggee woon loolu ay innovation la comme que daaw dañoo bàyyi oto yi yegg ba ci biir ren oto yi mun ñu yegg ndax foofu dañ ko def zone piétonne maanaam activités yi nekk ak stand yi nit ñi lañ ko jagleel ba ci esplanade bi moom nit ñi lañ ko jagleel oto yi dafa am fu ñu yem nit ñi am fu ñu yem loolu changement bu ñu def ci foire bi mais comme ni ngeen ko waxee nag foire bi ñu ngi ci biir
ñi ngi ci bitti am nañ benn dispositif boo xam mu ngi ci ginnaaw nekkul sax ci biir fi activités yi nekk mais ci ginnaaw loolu la ndax foofu leeru woon trop mais waxoon nañ leen ñu yokk leeraay gi ci kaw loolu am na yeneen éléments yoo xam duñ sol tenue ñu ngi ci biir aussi ci biir nit ñi kon daal jàpp leen ni foire bi daal ñun ñu ngi fa béere rouge yi nekk Kaolack ak commissariat bu central ak ay éléments commissariat Ndorong ñu wax sûreté régionale ñun ñëpp ñu ngi fa pour jàpp ci liggéey mu gën a yemb. xam nga jamono dafa toll foo xam ne léegi dafa yëngu sécurité dafa di loo xam ne léegi maanaam droit la population dafa am droit laaj sécurité am kon war nañ fa def liggéey bu ñaw looloo tax ñu néew fa pour gën a ñàkk foire bi maanaam ba lépp jaar ci yoon daal dañ bëgg nag ñàkk ko ñàkk bu ñagas taxawu leen nekk ci disposition nit ñi ba ñu mën a dugg jënd li ñuy jënd ñibbi ci jàmm. mbokk yi loolee nag mooy ndar képp journal de l'Africa saa su ne ni ñu leen koy waxee rek day faral di am li di agenda du jour agenda bi nag mooy ab panel bu nekk nag ñu fas yéene cee waxtaanee saa su ne day am collectivité locale yi romb na ñu fay xaarandi ki nga xamante ne mooy ministre des affaires étrangères waaye it ak ñeneen ñoo xamante ne war nañu ñëw fii journée it de l'arachide bëccëg bi ñu jagleel wàllum gerte gi yëpp ci biir agenda yi la bokk. lu juba jeexu jugu fa mbokk yi jaajëfal Alioune Diop mu nekkoon ci wàllum caméra bi moom Fall montage jaajëfal Fama Fall ak yéen ñi safoo la télévision du Saloum. set na sell na wóor na Ozara di ndox bi gën ci ndox yi am na ci bépp format boo ko bëggee moo xam bu ndaw bu mag ak bu mag a mag grossiste di micro wala sax en détail lépp boo ko soxlaa ci biir foire internationale bu Kaolack waa Ozara ña nga fa toog kon boog mbokk yi daw si leen gaaw fii ci cœur de ville bu Kaolack ci parc d'exposition bi utali Ozara.